This one for blessed Gambia. The more we work together, the more we celebrate. The more we come together, the more we celebrate. Come on, let's get together. There's a place I love to be. The Gambia, the Gambia. Are you ready? Assalamualaikum mbokk yi dañuy seetaan fii si Interface Gambia TV man la seen présentateur Lamine Jammeh ànd ak yéen toujours di ànd ak yéen ci suma show bi di Jollof Show bi tey nag ñu indil leen waxtaanu koor Jollof Show fas yéene nag waxtaana yéen ci weeru koor bi yëpp nag tey nag gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bu baax bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ànd ak suñu imam bu xarit suma xarit suñu imam nekkal leen fii ci London nekk imam Gassama imam ñu ngi laa nuyu bu baax a baax gannaaw bu ñu ndogoo sant yàlla tey or gi métti na trop waaye nag ñu ngi laa nuyu di la dalal si show bi di spécial waxtaan bu ñu fas yéene waxtaanee ko fii nii ci biir weeru koor bi ak Jollof Show imam na nga def ñu bàyyi la nga nuyu askan gi. macha allah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi alkarim amma baad al amin ak képp kuy seetaan Interface Gambia ci whatever platform bi nga ko seetaane mbokki jullit yi ñu ngeen nuyu ñëpp di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di sant yàlla ne dugga nañ ci biir weer bu tedda bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala lépp li nga xam ne wareef la ci yàlla jàppale ñu may ñu tawfiq ñu mun koo def te yàlla tax te mu nangu. jërëjëf imam nuyoo bi baax na nuyoo bi rafet na ñu ngi lay gërëm gu baax a baax di am fierté toujours di ànd ak yow di waxtaane yow si wàllum diine mi nag mu nekk weer bu am solo si weeru jullit yi imam mu doon weeru koor ñu nekk si alhamdulilah gannaaw bu ñu ndogo comme ni ma ko waxee ñu mun a toog waxtaanee ci biir weeru koor imam imam nag mu am weeru koor yu bari yi nga xam ne nii nit ñi war nañ koo mun a xam buñ nekkee ci biir weeru koor ndax ñu waxtaan see askan gi ñu mun cee bàyyi xel bu baax imam tey diine kan la diine may mu oor ak kan moo mun sa oor ci weeru koor imam. macha allah alamin laajte boobu am na solo te yàlla subhaanahu wa taala leeralal nañu ko ci aaya bi nga xam ne moo nekk ci aaya Ramadan waaw ci suura Bakara yàlla subhaanahu wa taala mu ne kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun. macha allah waaw yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla yàlla ne farataal naa koor seen kaw comme ni ma ko farataalee ñi fi jiitu ngir ngeen am ragal yàlla waaw waaye dugga ci li nga wax nii waaw ñana mun a oor ñan la oor war waaw oor war na jullit bu ne ku am wérgu yaram ànd ak sagoom mu nekk an adult te teew maanaam mukallaf waaw teew jamono bi nga xam ne weeri koor teew na mu oor waaw waaye nag there is an exception to the rule am na ñi nga xam ne ñoom oor wàcca na leen wàccoo nañoo oor waaw ñoom duñ oorati seen giiri dunda waaw
am na ñi nga xam ne ñoom seen or jotagut. imam bul tax daa bokku ndànk yi bañ a or kat. macha allah ñoom xëy na bokkuñ ci. waaw ñoom bokkuñ ci waaw am ñi nga xam ne ñoom. ci biir weeri koor allow nañ leen temporarily ñu bañ a or waaye eventually dinañ fay. dinañ ko fay waaw ni condition yi tax. ñu bañ a or suñ demee ba loolu teggeeku rek den dinañ fay boor bi. comme ni ma ko waxee. jullit bu nekk war naa or. ndik weeri koor du man la neex ma def ko neexuma duma ko def. soo demee beneen man jébbalu naa ci yàlla. yàlla ne lu tax nga nekk jullit bokk na ci bu weeri koor jotee nga fulfill all the criteria war ngaa koor. waaw nga am wér gu yaram dara jotu la. nga nekk an adult war ngaa mun a or fekkee weeri koor waaw soo am maa nag su dee da nga feebar den or wàcc na la temporarily and permanently waaw kan la or wàcca temporarily bu dee dafa feebar mooy temporal feebar waaw ku am temporal feebar or wàcca na la temporarily by that I mean ci biir weeri koor bi ndéem da nga feebar mun ngaa bañ a or ci biir weeri koor bi ndax da nga feebar mun ngaa bañ a or l'islam may na la ko daal may na la ko comme yow mi am malaria munta ànd ak or dëgg la léegi nga bañ a or gannaaw weeri koor nag nga fay ko waaye yow mi am flu mun ngaa bañ a or gannaaw weeri koor nga fay ko yow mi tukki waaw loolu la yàlla wax faman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Among you those who are ill or on a journey, they can make it up on other days other than Ramadan. Man dama feebar waaye àndut ak or ngir dama sonna wala dama war a naan garab ci suma feebar bi naanal garab akañ nga lekk nga naan te mu nekk ci biir weeri koor nekk ci biir weeri koor bés boobu nag di nga ko fay beneen bés bu dut weeri koor la nga am ganta waaw waaye nag am na ki nga xam ne feebaram moom séentu wut ci wér gu yaram angale di ko ooyee terminal illness waaw unfortunately am na feebaram séentu wut ci wér gu yaram dafa mel ni l'islam nu mu jeg ak moom waaw mooy mun naa bañ a or waaye mu layal miskin masha Allah waaw mu layal miskin a meal waaw su ma ne a meal nag mooy añ reer war a ndékki waaw waaye soo ko rek boo ci def baax na waaye soo ne ko mu layal ko mun naa jàpp ne am naa responsibility jox ko añ jox ko reer jox ko ndékki waaw ndax am loo yokka dara nekku ci waaye warugal bi mooy nga the equivalence of a meal nga jox ko for every day that you have not fasted ci ki nga xam ne terminal illness la am ba ñetti fukki fan yi jeex bi te ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent yi jeex exactly masha Allah boobu tam am na option ni nga ko defee mooy tey la weeri koor man duma or weer bi waaye dama war a layal miskin benn miskin bés bu nekk mun nga koo layal the same person for 30 days mun ngaa def loolu mun ngaa jus 30 tey nga jox kii ëllëg nga jox keneen mun ngaa decide ne li ma war a joxe ci 30 days yëpp tey laa koo joxe te kenn nit laa koo jox wala lu ma war a joxe ci 30 days yëpp tey laa koo joxe but I'm giving it to 30 different people or 10 different people it doesn't matter mode bi nga ko joxe waaye joxe rek yow mi am layal miskin googu daa foo jaar joxe ko rek joxe ko waaw li ma am léegi balaa ñëw sori foofu noonu te dafa am lu ñëw loo xam ne lu important la imaam bu nekkee ne nii yàlla may la koom-koom bi nga xam ne da nga war a layal miskin léegi naka la l'islam di àtte foofu macha allah waaw before ñu àgga si foofu sax mooy not ku am terminal illness rek waaw waaye ki nga xam ne màgget la waaw daf daan or comme orkat yi nuñ daan def waaye léegi sax mun naa or waaye balaa ndogu di jot mu bugg a dee ngir xiif ak coono because of age am waaw bu mu nekkee jamono munoon naa or waaye léegi mu ngi am 85 dafa struggle rek waaye definitely munut yàlla ne kon yow it or wàcca na la te xam nga du mun a ceeñaat because su dee màgget moo tax mu wàcca la you won't be getting any younger dangaa gën a mag rek waxtu bu nekk kon layal bi nga xam ne moom moo war ko am terminal illness yow moo la war
waaw amma nag yàlla teg la amul benn responsibility bi la yàlla di teg nga ñàkk koo mun lu dul rek mu teggi la ko waaw laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha waaw gis nga nit ki nga xam ne am na jabaram mu dogee kooram ak jabaram te waxtu dog jotut ñu jotee loolu naka lañ koo kafaara mooy dafa war a free a slave yow yaa ngi or dogu jotut nga dem jotee sa jabar la jaxasoo moom waaw ngeen copulate loolu xam nga dagan na waaye ci biir weeri koor nag daganut léegi naka ngaa mun a def pour fay bés boobu ñu ne da nga war a goreel jaam ci jamono yi ñu nekk nii waaw waaye jamono bu ñoo wax loolu was 1400 jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam so loolu is not applicable now because xaw ma fooy jëlee jaam bi ngaa goreel xanaa nga dem feneen pour Jammekunda waaw unless ñoo mu am a genuine ñu ne kii de genuine jaam la waaye am na nu ñu ko mun a goreel because nit ñi might be going against the law waaye yow if you didn't go to vindicate that person du mun a am then in that case waaw waaye foofu sax xëy na dinañ ko jom tuuti because jamono jooju jaam yi amoon nañ te dañ leen daan goreel waaye soo munta def loolu then nga or 60 days consecutive 60 days 1 2 ba 60 ci li nga joteeg sa jabar si lu bañ a am dog-dog waaw Imaam dinañ ñëw si waxtaan boobu ndax loolu dafa am solo trop ndax am naa si question boo xam ne bëgg naa la see laaj waaw balaa ñëw àgga foofu sa alamin because dafa am trend bi nga follow ma jekkali foofu léegi soo munta or 60 days den nga leyal 60 miskin 60 miskin dundal leen waaw te islam du la jëlal any lesser waaw soo munee goreel jaam du la jëlal pour nga or 60 days soo munee or 60 days du la nangul pour nga leyal 60 waaye there was a situation bi ma doon isi fii rek pour wane ne jaam bi lu mutul yàlla nangul ko waaye ñëw ci yonente bi ne ko man de dama jotee suma jabar ci biir weeri koor yonente bi ne ko mu ne ko goreel jaam mu ne ko yaa rasulallah man awma lu maa gorelee jaam mu ne ko kon oral 60 days mu ne ko yàlla xam na ne munuma loolu yaa rasulallah ndaxam ku dog yow munuloo xaar ba weeri koor jeex nga dog sa koor ak sa jabar kooku soo ko ne mu def 60 dafa métti ci moom mu ne ko yaa rasulallah munuma loolu léegi mu ne ko kon la yàllal 60 miskin mu ne ko man suma boppa miskin laa awma loolu yonente bi ndeysaan ci baax bi ci tey bi ci del bi ak humility bi ñu ne mu calm down for a while léegi yàlla dogal am ku isi tàndarma a sadaka waaw ci yonente bi ne waa ji ne jël ko waaw nga dem joxe ko sarax pour vindicate sa boppa waaw pour fay bor boobu mu def noonu waaw léegi waa ji ne ko yaa rasulallah lii kan laa ko jox mu ne ko dëkk bi Madina ba mu daj man gisuma ku ma fi gën a ñàkka léegi kan laay war a jox sarax bi nii ñu ne ndeysaan yonente bi muuñ ba nga gis bu ñam yu tedday mu ne ko kon jël ko nga dem lekka ko sa njaboot waaw kon based on that question dafa mel ni kooku munu ko wàccee wuñ ko rek ci kawam même bi mu amee sax bénéficiaire bi had to be him waaw soo fa tabarakallah mooy wane ne laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha unless nga am nag ku la ko defal su dee amul nag yàlla tegut jaam bi lu munut macha allah imam loolu rafet na trop wax tontu bi leer na nañ macha allah imam weeru koor muy ñeent ponkum l'islam ñu gis na ni julliti xarañ na lool di nga gis koo xam ne dina bëgg ay doomam ñuy or c'est certain age waaye ban at la xale war a commencé jéem or mbite or ok waaw baax na dinaa ñëw ci loolu Lamin waaye ma jekkali li nga ma laajoon rek ne ñana mun a or ak ñan ñoo munta or am na ñi ma mentionoon ba pare xëy na am na ñi ma miss waaw mais ba bokk na ci te boobu sax dina laalaale sa question bii nga waaw mooy xale bi actually that is actually part of your question because xale or waru ko yonente bi ne the pen is lifted in respect of 3 the one sleeping until he wakes up the one sleeping maanaam kuy nelaw ba balaa eewu waaw baakaar bi ko ci am baakaar kenn du ko bindal
ak ku àndut ak sagoom maanaam ku insane waaw ñeneen di ko ooyee ne ku dof waaw ku yàlla tàgg waaw ku wéradi waaw kooku lim def ci jamono boobu yàlla teggil na ko weeri koor su ñëwee or waru ko te fay bor waru ko waaw kon kooku waruta or waaye xale bi tamit waruta or bem nekk xallaf waaw bem macho waaye nag dinañ jëlee very short break bu ñu dellu see ñoo yël la tey di waxtaan yéen ci weeru koor Jolof Show bi nag ñu leen spécial waxtaane weeru koor ànd see imam gannaaw bu ñu ndogoo sant yàlla si borom gi subhanahu wa taala comme dinañ continuer génn ak waxtaan bi ñu jëlee short break insha allah Ladies and gentlemen, Interface Gambia TV is back again to recognize the fantastic work by professionally and hardworking individuals. Friday, 20th of June 2019, we will begin with an award night and a welcoming canopy. Dinner dance from 8 p.m. till 1 a.m. Live at King George, 713 Eastern Avenue, Ilford, London, IG2 73H. Please be there on time. We are going to recognize and create platforms within our society and give opportunity to upcoming young people. Saturday, 29 June, UK's Gambian Fashion Runway Show, live at the King George 713 Eastern Avenue, 7RH with Gambian's top fashion designers and a welcoming cocktail refreshments. Come and support. See for yourself. Elegant fashion and designs from the smiling coast of Africa. 8 p.m. till 1 a.m. Sunday, 30th fashion exhibition with all the top designers and kids from Day Bouncy Castle, face painting and food stalls. And it's just a one ticket for all events. People over 25 years, £35. Under 25, £25. Those under 15, only £15. These tickets are only available online for now and the offer ends May 28. For more info, please visit www.ukgambianfwe.co.uk. It's a red carpet door with a welcoming canopy. For table booking, please contact Ticket Box Office 0208 998 1007 or 07538 103 379. Interface TV. With us, the Gambia Chikau Chikanam Rek. This event is powered by Gambia High Commission London, Ball Wall Money Transfer, The Pregame Hotel, Northern Garden Services, Mr. Jamil Trawale, Jollof Flavors, Juve Hair Beauty Salon, IKEA Resource, Mr. Young's Dabo, Jesse Event, Global Properties, and Suma Africa Online Newspaper. You can be me when you look this clean. I'm a classic man. Yo, this one for a blessed Gambia. The more we work together, the more we celebrate. The more we come together, the more we celebrate. Come on, let's get together. There's a place I love to be. The Gambia, the Gambia. There is a land not far away, where the sea meets the shore on a golden beach, where the river flows through the forest in 1,000 creeks. A place where people smile and say hello. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Danga ne ci APA juróom na woon doo jum ci maquillage man dama la woon yaa ngi dal sa génne faat di dox di daw yor xiir di karawaas kenn du la suul neexul ba neexul ak nga li nga sañ sa neex na li nga ma defal baax na yaa ko bëri maana sol nga sa ndoket tagalu min na ko ci yow du ma gën su la neexee rek a jul dal nga tax lu sañ lu kii laay mari mari yaa ngi may nuru mari mari yow sa doxin naa wow jongama kaay tata fuma kaay tata fuma ñëwal tata fuma kaay tata fuma nee naa la nga sol tey baas solu ni ndaanaan bi solu ni ku jëm nuy di dra bul fàtte fu dënd maquillage jongo ma tagal lay def mu soru jongo ma du sol ba nii la billaay sama jërëf sama aaj nga sol mu yiw ñu ànd ma am cëru alaaji nii la billaay
Interface TV. With us, the Gambia Chikau Chikanam Rek. This event is powered by Gambia High Commission London, Gold Wall Money Transfer, The Pregame Hotel, Northern Garden Services, Mr. Jamil Trawale, Jollof Flavors, Juve Hair Beauty Salon, IKEA Resource, Mr. Young's Dabo, Jesse Event, Global Properties, and Suma Africa Online Newspaper. You can be me when you look this clean. I'm a classic man. asalaamaaleykum mbokk yi ba tey dañuy seetaan fii si Interface Gambia TV man la seen président Lamine Jammeh àndal leen si suñu special Jollof show bi nga xam ne ñu fas yéene ànd ak yéen ci biir weeri koor bi di si waxtaan ak imam. encourage nañ pour ñu digal xale yi or di leen encourage pour ñu or jamono saxaaba yi dañ daan neexal seen xale yi pour ñu or suñ demee ba naaj bi tànga or bi bu na métti xale yi di jooy bu loolu xappu ne dañ dee jël tooy di leen jox pour ñu foo fàtte ba balaa timis di jot waaw pour lan pour ñu jéemal leen or so ba tax na buñ oree am tiyaabo ñàkka or baam fay bor fekku leen ci te bàkkaar fekku leen ci waaw jigéen bi nga xam ne tam mu ngi expect bébé léegi expect bi moo expect noonu bébé mënut a dem ak or ndig su bañee lekk moom dina ci jëlee feebar wala xale bi ci biir bi dina ko affect kooku mun naa bañ a or waaw mun naa bañ a or then mu make up the days after circumstance yi nga xam ne moo tax orutoon yooyu génn na waaw kuy breastfeed tam mu or la ne munta ànd ak or wala su ma ko defee suma doom ji du am meew bi moo naan then kooku in that case mun naa continuer breastfeeding after weeri koor then mu make up the days am sax ba yenn borom xam-xam yi nga xam ne ñu ne nii du loo sax pour make up the days da nga war a leyal miskin borom xam-xam yi utee nañ ci waaw fa tabarakallah waaw waaye am na ñu teefu déggu ne da nga war a because yàlla subhanahu wa taala comme for exemple te yàlla ne su nit ki feebaree wala nga nekk on a journey boobu mun ngaa bañ a or waaye after nga fay ko waaw léegi feebar mun naa gën a métti jigéen buy nampal te ki feebar mayuñ ko pour mu ñàkk a fay waaw waaye kuy tukki tam mun naa bañ a or su dee tukki bi di tukki mooy yàlla watak tamit su dee tukki bi is not purposely pour avoid or waaw xam nga daaba kundanka mun naa xam ne yoon may na la pour sooy tukki or mu ne xaaral man ma nekk ci yooni tukki ba balaa weeri koor di jot ba balaa weeri koor bi di passé amul benn distance nga xam ne diggante waaye parce que boo ne tukki li mun naa jógee London fii ne mu ngi dem Milton Keynes waaw loolu lépp ci biir tukki waaw ban distance la l'islam teg ndax amul distance bi nga xam ne nii tey l'islam wax na ne boo doon tukki jéego yii ba te di tukki anam yii nii place béréb sàngam comme nu mu suri wante l'islam nee na la nga fat or bi àgg fi nga jëm waaw boobu tam borom xam-xam yi dañ ci am different opinion ñeenay amal nañ ko limitation ñeenay amaluñ ko limite ñeenay dañ ne foog nga génn from one city to another pour ñu consider ko as tukki waaye yàlla subhanahu wa taala bu ñu joxee consensus rek ñu jàpp ko soo ko seetloo ñun léegi suñ tukki dafa yomba waaye moo tax ta imam ma bëgg ci pour nga gën cee leeral soo gisee ma laaj la question boobu imam parce que tey comme cities yi ñu nekk nii comme da nga ne from one city to another city tey bu ma doon jógee fii ak nu liit sori train bi du ko jël 3 hours waaw léegi bu ñu nekk ci bi weeru koor ndax loolu nit ki mun na koo layoo bañ koo on li nga xam ne diggante 3 hours dina àgga fi mu jëm from one city to another city waaw su dee cover na that distance it doesn't matter ba tey islam moo ko may rek waaw waaye dafa am lu yàlla wax ci Quran mu ne wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamuun waaw mooy suñ la joxee option mu óor la ne even with this option I can still get on with my fasting yàlla ne kon foofu nga or moo gën waaye jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu doon def his final hajj dañ dem up to a valley am ku ñëw ci moom ndeysaan ne ko yaa rasulallah mu ne ko nit ñi xiif nañ waaw nit ñi xiif nañ sallallahu alayhi wa sallam mu jël kaasi ndox génn ci biti ci biir weeri koor ekkati ko ba ñëpp gis ko mu naan ko waaw pour wan leen ne man dog naa kon dog leen moom nii du toon pour dog waaye di fag ne nit ñi xiif nañ te ñu ngi ko roy si yërmande gi waaw
waaye lan moo tax mu dog foofu yàlla ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin waaw su dee you are on a journey te munta ànd ak moom mun ngaa tukki mu ànd ak or nga or waaye bu munta ànd ak moom mun ngaa dog yonente bi naka la defee noonu a situation arised am ñuy dog am ñu bañ a dog ñu ñëwaat waxaat ko ne ko yaa rasulallah am na ñu dog de waaye am na ñu dogut mu ne ñi dogut mu ne those are the disobedient ones those are the disobedient ones ñii ñoo weddi kon ñii ñëw weddi ñii ñëw weddi waaw ñu bañ a dog ñëw weddi because islam bëggut nga xam sa boppa waaw su dee tukki bi métti na métti bi nga xam ne ñàkk a dog or man dama cee loru soo bañee or sax mun nga cee weddi yàlla soo bañee continuer soo bañee dog mun nga cee weddi yàlla waaw waaye nag doomi aadama bi su la yàlla ñoree yàlla ne yombalal naa la booy tukki nga bañ a or waaw su dee tukki la léegi mu óor la ne tukki bii mun naa ànd ak or ak weeri koor ak jàmma bi mu àndal ak taraga bi àndal ak the blessings therein doo bëgg a miss out so you would rather fast and go and do your thing waaw insha allah in a nutshell so ku mel noonu or mun naa teggee ko ci moom but he or she has to make it up if at all circumstances yi tax mu bañ a or teggeeku na ci moom waaw when it comes to xale bi nag like I said dafa jéem or dafa mel ni xale buñ yóbbu aj te nekkagut ku mu nekkagut an adult kooku bu demee aj dina am yor waaye su demee ba nekk mukallaf den or bi dem maaka bi farata la ci moom demagut maaka ba tey waaw dem na maaka yet demagut maaka because pour nga dem maaka da nga war a nekk an adult waaw da nga war a àgg ci age of maturity waaye suma doom ji bi ma ko yóbbu mu ngi woon 5 loolu minute ne responsibility aj wàcca na ko su demee ba mag dina ko war a def macha allah waaw jërëjëf imam alhamdulilah sant nañu yàlla gannaaw bu ñu sante yàlla benn ndogu mën a toog fii tey waxtaan ak yow fu mu nekk nii kàttan am na li mun naa wax du dëgg imam ba tey ñuy waxtaanee weeri koor nga am muy ponk boo xam ne ponk bu important la si l'islam ndaxte mooy ñeneenteelu pilier l'islam muy sawdu ramadan muy fu ñu jaar ni kii comme ni nga ko expliqué léegi nii jullit gi dafa yellu ci moom pour mu mun a woor weeru koor en tant que jullit waaye imaam ma doon laajte ba tey ci biir weeru koor wax nga fi leeral léegi nii ne jigéen bu nga xam ne yaa daf ko wër sagal mbite jigéen buy nampal moom weeru koor teggee ko na ci kawam waaye nag ba tey dafa war a fay bor bi ñu waxtaan ba tey ak imaam ak yow ñu leeral ci nga xam ne nii bu demee ba xam ne mënut a oor weer bi te it mënut ko fay waxtaan nga si ne mun naa goral jaam mbite mu joxee asaka mbite dundal si li ma mën a jàpp du dëgg waaw boobu is a special case mooy ki nga xam ne du ñàkkam mun sax de moom dafa oor waaye mu dog ooram moo jabaram ci biir weeri koor kooku du fay rek dafa am penalty bi ko war waaw penalty bi mooy mu goreel jaam su munta goreel jaam the next step biñ ko allow mooy mu or 60 days consecutive su loolu munta am mu layal 60 miskin waaw mooy ki nga xam loolu penalty la mooy penalty bu dal ci ki nga xam ne dafa jaxasoog jabaram mi te jëkkëram waaw ci biir weeri koor te waaw wattu ndogu jotul waaw léegi imaam beneen laaj bu ma la bëgg a laaj tey mooy ki nga xam ne nii mu kalaf la mu fas yéene pour woor weer bi suba mu dem ba suba si noonu ba fajar dugga ba jóg julli fajar mu gis mbaaxam te julli na fajar ba pare fas yéene na pour woor bés bi koor na ba pare waaye ci diggante mu ñoo gis si mbaaxam kooku dafa war a sangu set continuer ooram ndax dafa war a dog waaw dafa war a dog because ku gis mbaax rek ala wuñ la oor ku gis mbaax ala wuñ la julli waaw su dee li tax ba mënuloo julli dem na ba tegee ko ci yow mooy mbaax boobu noonu nga gis wala lu ñu oyal postnatal bleeding am nga doom léegi deret bi ñëw dogagut kooku du mun a oor léegi kon soo fasee éene waxuma la fajar bi sax de yow da nga fas éene ci suba nga si njël nga naafi la def sa everything nga oor suba
julli tisbaar julli takkusaan bañ ne 10 minutes moo des pour timis rek nga gis sa mbaax sa or bi dog na bés boobu da nga am pour fay ko macha allah waaw xam nga su demee ba nga xam ne 10 minutes a des pour timis mayuñ la loolu kon fajar duñ la ci may dara waaw léegi imam kon ci góor bi ci xale bu góor bi ki nga xam ne nii fas na yéene pour woor suba si mu julli fajar yéene woor bi or bi xëy na mu for bot noppaleku mu am lu anglais naan wet dream waaw dafa war a jóg sangu continuer or bi nga dafa war a dog or that's a good question yàlla li nga xam ne contrôle loo ko rek du la ko jàppee waaw in that wet dream boobu noonu moom waxu ko ñëwal waaw xanaa mu instigate ko waaw xanaa mu instigate ko waaye moom comme da nga gis ci génta xëy na am na li xew ba dara génn ci yow li ko war mooy li nga wax jóg sangu continuer oram dinañ jëlee very short break bu ñu dellu see ñoo yël na tey di waxtaane yéen ci weeru koor Jollof Show bi nag ñu leen spécial waxtaane weeru koor ànd see imam danga ne ci APH rombul na woon doo jum ci maquillage man dama la woon yaa ngi dal sa génne faal di dox di daw yoo xiir di karawaas kenn du la suul neexul ba neexul ak nga li nga sañ sa neex na li nga ma defal baax na yaa ko bëri maana sol nga sa ndoket tagalu min naa ko ci yow du ma gën su la neexee rek a dul daan nga tax lu sañ say lu ci laay mari mari leen yaa ngi may nuru mari mari leen yow sa doxin naa wow jonga ma kaay tata fu ma kaay tata fu ma ñëwal tata fu ma kaay tata fu ma nee naa la nga sol tey baas solu ni ndaanaan bi solu ni ku jëm nuy di dra bul fàtte fu dënd maquillage jongo ma tagal lay def mu soru jongo ma du sol ba nii la billaay sama ajar sama aaj nga sol mu yiw ñu ànd ma am cëru alaaji nii la billaay Interface TV. With us, the Gambia Chikau Chikanam Rek. This event is powered by Gambia High Commission London, Gold Wall Money Transfer, The Pregame Hotel, Northern Garden Services, Mr. Jamil Trawale, Jollof Flavors, Juve Hair Beauty Salon, IKEA Resource, Mr. Young's Dabo, Jesse Event, Global Properties, and Suma Africa Online Newspaper. You can be me when you look this clean. I'm a classic man. There is a land not far away where the sea meets the shore on a golden beach, where the river flows through the forest in 1,000 creeks, a place where people smile and say hello. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Yo, this one for a blessed Gambia. The more we work together, the more we celebrate. The more we come together, the more we celebrate. Come on, let's get together. There's a place I love to be. The Gambia, the Gambia. Ladies and gentlemen, Interface Gambia TV is back again to recognize the fantastic work by professionally and hardworking individuals. Friday, 20th of June 2019, we will begin with an award night and a welcoming canopy dinner dance from 8 p.m. till 1 a.m. live at King George, 713 Eastern Avenue, Ilford, London, IG2 73H. Please be there on time. We are going to recognize and create platforms within our society and give opportunity to upcoming young people. Saturday, 29 June, UK's Gambian Fashion Runway Show live at the King George
Road 713 Eastern Avenue. 7RH with Gambian's top fashion designers and a welcoming cocktail refreshment. Come and support. See for yourself. Elegant fashion and designs from the smiling coast of Africa. 8 p.m. till 1 a.m. Sunday 30th fashion exhibition with all the top designers and kids from Day Bouncy Castle, face painting and food stalls. And it's just a one ticket for all events. People over 25 years, £35. Under 25, £25. Those under 15, only £15. These tickets are only available online for now and the offer ends May 28. For more info, please visit www.ukgambianfwe.co.uk. It's a red carpet door with a welcoming canopy. For table booking, please contact Ticket Box Office 0208 998 1007 or 07538 103 379. Interface TV. With us, the Gambia Chikau Chikanam Rek. This event is powered by Gambia High Commission London, Gold Wall Money Transfer, The Pregame Hotel, Northern Garden Services, Mr. Jamil Trawale, Jollof Flavors, Juve Hair Beauty Salon, IKEA Resource, Mr. Young's Dabo, Jesse Event, Global Properties, and Suma Africa Online Newspaper. You can be me when you look this clean. I'm a classic man. Wow, that goes out to say ne comme jëkkër ak jabar mun nañoo jaam jotee overnight yàlla def nga foofu dañ war a sangu set. Waaw. waaye nelaw jël leen for whatever reason. ñu miss fajar bi ñëw eewu rek gis ne naaj bi génn na. waaw foofu liñ war a def rek mooy sangu continuer seen or because liñ doon def biñ koo def jamono or jotagut woon. waaw so sangu bi rek a apunut woon waaye biñ tiitee benn eewu ci nelaw mis nañ fajar bi waaye ba tey éene buñ amoon pour or loolong fa. waaw dafa mel ni rek tey yow mi lekka maalo ba pare bara broche ba xëj na nga fàtte broche nelaw jàppala nga eewu ci bëccëg fekk ay xëj na some particles in your mouth. waaw fexeer rek ba bu ko sar xambe ne danga koo lekka waaye nga dem raxas ko then that's fine. waaw so as far as that one is concerned li xew mu ngi xew bala or bi di commencé. waaw soo demee ba nga xam ne tiit nga ci nelaw sangu moo la war den nga continuer. point of clarification imam foofu dafa jaral leeral trop. waaw ndax xam naa ne dina dal ñu bari. waaw te dinañ ci rus a génn pour laaj si. jotee seen soxna. seen yaram yi lam fu sonn tayal. te da fajar ju romba. si li ma dégg si li nga ma wax léegi. l'islam may na leen bu leen fajar bi rombee mun nañoo jóg sangu fas yéene or bi te continuer or. dëgg la. foofu dafa jaral leeral. waaw noonu la demee ni nga ko waxee ak ni ma ko waxee noonu la demee. waaw because li am solo rek mooy liñ doon def. lu leen dagan la ci jamono buñ ko doon defee. noppi nañ ci li ñoo def ba pare. nelewa leen jël sangu rek moo leen waroon soo sangu rek lañ war a def ñu continuer. jërëjëf imam. waaw tontu boobu leer na nañ. macha allah su ma mën a jëfi xam naa ba moo seetaan moom dina kontaan si tontu googu. macha allah ndax xam naa ne moom di bi dandi de waaye macha allah. macha allah imam ba tey si biir laajte yi. jigéen bi nga xam ne nii dem nañ fas yéene or weer bi ndax xam nañ ne macha allah suñu yaay yi baax nañ trop. waaye ñu si bëri yàlla du leen may ba ñu continuer weer bi mu jeex ci biir ndax ay affaire yu ñuy gis si seen biir weer yi comme du dëgg. waaye jigéen bi nga xam ne nii fas na yéene weer bi mu jeex nekk ci biir weeri koor. sentir mi te docteur nekkoon ne nii. dafa nekk ci diggante maanaam dafa ëmb. yàlla wërsëgal na ko. waaw kooku dafa war a dog weer bi ndax dafa war a continuer koor gi. waaw nii doot pour dog ko. nii doot pour dog ko because tey nit ki sax pregnancy ñaareel fu mu ko dee affecté du dee nekk si early stage bi. waaw kuñ ne yaa ngi yàlla wërsagal na la yaa ngi pregnant. xëj na tey suñ la ko waxee tey xëj na yaa ngi it's been a week or so the only time biñ la allow pour nga dog mooy bim la óoree ne is detrimental to your health. wala di nekk sa biir bi dina ko affect. then boobu is applicable to it's just the same rule bi nga xam ne jigéen buy expect weeri koor bi ñëw munta or ngir dafa ragal ne health am dina ko affect wala li ci biiram kooku nu ko or bi wàccee noonu la wàccee kii nga xam ne léegi la yëg ne mu ngi expect kooku bu dee mun naa continuer or te du ko affect mu continuer waaye su ko continuer weer gi mun na koo continuer waaw su ko munta continuer nag what's applicable to the other one rek moom moo apply ci moom macha allah jërëjëf imam ba tey ci biir weeri koor la ñuy waxtaane ñu ànd ak yéen si Jollof Show bi nii di si waxtaane weeri koor comme alhamdulilah gannaaw bu ñu sante yàlla ndogu tey imam lan mooy di bénéfice
yi nga xam ne ni bénéfice yu nit ñi mun a def ci biir weeru koor te am ci ay ngëneel am ci gërëmal yàlla macha allah. waaw Alamin loolu am na solo. waaw bari na nag. waaw waaye fi ma ko dee kaap rek mooy lépp loo doon def ci mbaax. ci biir weeri koor multiply ko rek. because opportunity la. waaw yàlla subhanahu wa taala dafa isi weeri koor pour teral ñu. waaw ba tax na. comme ni mu ko waxee ci at the beginning kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun dama farataal or seen kaw comme ni ma ko farataalee ñi fi jiitu pour ngeen am ragal yàlla kon weeri koor war nga occupy sa bopp ci bépp xeeti jaamu yàlla bi mun a tax towards the end di nga yëg ragal yàlla sa biir mooy li nga doon def nga gën koo def waaye gën cee def moo soo doon def 1 soo munee 100 def ko waaye nag ñu joxoñ bii ne boobu war nañ ko gën a jox priority mooy lan mooy Qur'an macha allah waaw gis nga yàlla fu mu tuddee weeri koor ci Qur'an waxu fa sax or Qur'an la doon introduce waaw mu ne shahru ramadan alladi unzila fihi al Qur'an macha allah foofu la yàlla tuddee weeri koor ci Qur'an mu ne shahru ramadan mu ne weeri koor ñu ne ko ban yàlla mu ne muy bi nga xam ne fa lañ wàccee Qur'an so fu yàlla mentionné weeri koor introduce toon weeri koor dafa mel ni Qur'an la doo introduce because yàlla mu ngi wàccee Qur'an ci biir weer bi inna anzalnaahu waaw inna anzalnaahu fi laylatil qadr waaw we have sent it down on the night of power waaw waaw mu waxaa tam in surat Duxaan wane ne Qur'an bi ñu ngi ko wàccee ci guddi weeri koor not only Qur'an yeneen téere yëpp ci weeri koor la wàcca waaw waaw Injil ci weeri koor Zabour Daawud ci weeri koor waaw pages yi yëpp yonente yu ñëw ni téere yëpp seen téere yi ci weeri koor la ñëw waaw ci biir weeri koor la ñëw waaw Qur'an bi ñu ngi ko wàccee on the 25th night of weeri koor si la Qur'an bi wàcca some of them si lañ initiate seen ñëw it might have gone through the ages waaye ci weeri koor bi lañ initiate seen ñëw ba tax na weeri koor weeri Qur'an la every weeri koor Jibril daf daan ñëw di nafar Qur'an bi ak yonent bi waaw ndax yonent bi daf ko faate woon déedéet yàlla daf ko ne sanuqri'uka fala tansa we will teach you the Qur'an and you will never forget waaw dinañ la ko jàngal doo ko fàtte mukk waaye barke bi ak connection bu weeri koor am ak Qur'an moo tax Jibril dafa ñëw nafar ko yonent bi every weeri koor last weeri koor yonent bi Jibril dafa dem through the Qur'an twice ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam with his wisdom yonent bi realize ne am na lu xew Jibril musuta ñëw def Qur'an ak man ñaari yoon waaye bi yoon def na ko mu am hint that was one of the hint pour wone ko ne the time is near waxtu bi jege na waaw soo ba tax na waaw Qur'an dañ war a am a resolution waaw dañ war a am a resolution nit ki war ngaa dunda weeri koor bi in such a way doo nekk jën buy réccu ma jox la story ñetti jën jën bu intelligent jën bu smart ak jën bi nga xam ne moom xel mi neexut su ma ne xel mi neexut anglais ñu ne stupid ñetti jën yi léegi jën bu intelligent bi he is very intelligent mu gis ne géej gaa ngi fees mu realize ne géej gaa ngee nappa mu ngee ŋacca géej gaa ngee ŋacca su ma dugut ci biir géej gi nappakat bi bu ñëwee dina ma jàppa mu daw dem dugga ci biir géej gi because of his intelligence bañ ñu jàppa ko léegi jën bu smart bi moom intelligent u de waaye mu xam ne kii xel mi neex na neexaay bi nga xam ne fu mu dem rek xam na ne njëriñam ko fa nekk xaaral ma fekki ko fa mu dem toppi ko fa waaw jën bi nga xam ne nag mooy di third one bi nga xam ne moom xel mi dara neexu ci mu ne man daal is okay fii lay toog daal waaw géej gi daal as far as I'm concerned fii daal lay toog te dara duma dal naka la defee loolu nappakat bi ñëw nappa jël ko jàppa ko yóbbu ko dem toppatoo ko nag pour def ko añ waaw buñ demee ba lañ koo dugal ci biir sigeer gi pour fry ko mu ne su xam doon jiitu
wala su ma amee opportunity bëri ca fii tey mu ne ci biir géej gi laay dem fekki ko intelligent bi mu ne nañ fexe ci biir weeri koor lu dal jën bi bum ñu dal tey we have an opportunity it has only started loo mun def ko bur xaar nag ba weeri koor bi di waaj a jeex nga toog di réccu ne su ma yëgoon ma def lii waaw am na ki nga xam ne dafa fas yéene ne dafa jànga di whole Quran balaa weeri koor bi di jeex because to be honest jamono yonente yi am na ñi nga xam ne every 7 days dañ dee jànga wàccee kaamel Quran du jànga yaakamti jàgga bu ànd ak teey ak dal warattilil Qur'ana tartila am ñi nga xam ne bu weeri koor bi jege see dañoo wàccee kaamil every 3 days from Fatiha Bakara Naas te yonent bi ne the best action the best deed mooy ñi nga jàng kaamil from Fatiha Bakara Naas su ma toogoon fii ubbi kaamil Quran te yaakamtiw ma ko ma ànd ak tey ak dal di ko jànga bi tartiyal jàngin bu rafet war na maa jël 15 hours pour ma jeexal di whole Quran 15 hours mu ànd ak tey ak dal am na ki nga xam ne nag mun na jàng Quran bu baax waaye dina sàggan ba weeri koor bi jeex du mun a wàccee benn kaamil waaw gis nga tey su ma doon Quran am na aaxa pour at bu nekk ñu wàccee ko twice tuk nu mu bon waaw waaye tey gis nga su ma doon jox Quran 30 minutes every day weeri koor bi dinaa ko jeexal waaw mooy suñu téléphone si rek waaw 30 minutes every day 30 minutes every day dinaa ko jeexal léegi ma ne déedéet 30 minutes nag dafa tuuti ci weer bu tedda bi dinaa ko jox 1 hour kon ma wàcca ñaari kaamil ma jox ko 2 hours ma wàccee 4 kaamil ma jox ko 4 hours ma wàccee ñaata 8 kaamil masha Allah so out of the 24 hours ci weeri koor bi maa ngi yow soo joxee Quran bi 5 hours mun ngaa wàccee Quran bi 10 times ci biir weeri koor masha Allah waaw dafa mel ni every 3 days yaa ngi wàccee Quran waaw loolu jàmma bim laa amal kenn xamu ko waaw yonent bi mu ne doo mun a jege lu yàlla ci any way by any other means rudut li nga xam ne ci moom la originaté mooy Quran waaw soo ba tax na te yonent bi ne soo jàngee alif nga am 10 in reward 1 hasana which is multiplied 10 times nga ne alif lam mu ne waxuma nga ne alif lam mim de but alif is 10 lam is 10 mim is 10 alif lam mim is 30 ci lu dut weeri koor waaw ci biir weeri koor nag yàlla dafa fulandi jëfi lu dut farata boo ko defee yàlla nangul la ko farata lii farata boo ko defee yàlla multiply ko 70 times rather waaw te yàlla moom li moo joxe bu tuutee ba tuuti 10 la waaw waaye mun nga ko jox benn 1 pound na ko yàlla lii de yow laa ko jagleel mu ne dinaa la jox 700 pounds in return mathalu alladina yunfiquuna amwalahum fi sabilillah ka mathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha mashallah mu ne the similitude and the example of those who spend their wealth in the path of Allah is like a single grain yow mi jël dugub rek dem ji ko bu waxtu góob jotee ndax benn boobu nga ji moom nga faa fekki déedéet waaw di nga am 7 years yooyu noonu yëpp bu yàlla ne bu nekk mu am 100 léegi 7 by 100 700 just by putting in one so any penny boo génnee in the path of Allah noonu la ko yàlla di multiplier léegi su dee nag ci weeri koor la yàlla multiply ko manifold moo tax yonent bi dafa am ku ko laaj ne ko yaa rasulallah which sadaka is the best mu ne di sadaka of Ramadan ban saraxa gën ci sarax yi mu ne ko ban saraxa gën ci sarax yi mu ne ko sarax yi weeri koor waaw waaye nekkut sarax nekkut ne yow loo soxlut nga joxe loolu de yàlla ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim you will not attain righteousness until and unless you give that which you love and whatever you give Allah knows boo dugalee sa xool sa loxo sa poos nga yëg note si delloowaat ko fa dugalaat yëg coin si nga ekkati muy 2 pounds nga delloowaat dem génnee ba maam coin bu brown bi yàlla ne xam naa ko de waaw te yàlla mu ne lépp loo joxe salax dinaa ko replace waaw léegi boo génnee brown bi 2p yàlla replace Allah 2p waaw one good stone deserves another ba tax na al amin soo gisee tey man maa yow
ak Interface Gambia waaw ak ñii di seetaan naam tal seetaan naam tal wax bi ne soo soy ne booto kenn sango bu kaloo hani maanaam saaku kese du taxaw dëgg la. gis nga tey naam am na ñi nga xam ne métti na ci ñoom ba nga xam ne ñoom lu ñoo dundee la ñoo xalaat waaw dafa am benn waay te dama dee wax loolu all the time dama tase woon na moom Gambia ci benn jàkka mam actually Bundung ci jàkka bi ci jumaa ji that was about 25 years ago no not 25 years ago nearly 30 years ago mu ngi jógee Guinea Bissau dañ ñëw purposely from Guinea Bissau pour ñëw ziyaare mbokki julliti Gambia def daawa waaw so ñu doon waxtaan ma ne ko naka la situation bi demee foofu yéen seen dëkka noonu dafa ooroon foog naa if I could remember my memory serve me well so si laa doon waxtaan ak moom mu ne ñoom foofu dañ dee moom fi mu jógee dañ dee or every day mu ne ko every day mu ne ma waaw mu ne ko waaw mu ne ma waaw mu ne ko lu tax mu ne ma because lekka bi doyut waaw dafa mel ni benn mil lañ am for the 24 hours léegi ñu intend pour or ba pare lekka ko waxtu dogu mu nekkal ñu jaamu yàlla waaw so kooku looloo ko dal am na ñi nga xam ne by force dañoo or waaw by force dañoo or waaw te du caa gën duñ xariti yàlla de ñoo yàlla gën a xaritoo waaye amuñ luñ lekka Abu Hurayrata dafa ñëw fekk ngeen di bindeef ci biir jàkka bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog di julli waaw Abu Hurayrata ne ko yaa rasulallah lu tax nga toog di julli mu ne ko ñetti fan a ngi nii dara dugut suma biir Abu Hurayra kii moo gën ñëpp te jamono bi ma wax boobu bu ma wax loolu yàlla joxoon na ko option pour mountains yàlla wécci ko mu nekk gold pour moom mu nekk urus mu ne ko déedéet yàlla bugguma loolu dama bugg nga may ma apprécier bu ma ñàkkee ma jooy comme kuy jooy as in other words ma ñaan la wane ne man jaam la yow yàlla nga waaw kooku ñu fekk ko mu ngeen naafila because munta taxaw comme ni ma ko waxee ci soose boo toog kañ sama bugaloo saaxu neen munta taxaw yonente bi xiif jàpp na ko ba munta taxaw julli mu toog di julli yaa rasulallah bu mu xam yow Abu Hurayrata yégee loolu yonente bi ronga ñoom yi commencé di Abu Hurayrata commencé di jooy mu ne ko Abu Hurayra mu ne ko naam mu ne ko yàlla dig na ma ne képp ku xiif ci àddina si fii doo xiif bés penca waaw ci xiif bu ko jar waaw soo ba tax na mag bu em ni yow ñu ne la bul lekka bul naan fenkub fajar ba balaa timis ku la santa loolu boo ko déggalee nga def lim la wax dina la teral fi nga xam ne réccu amu fa di nga yëg ne dëgga kii moom a gën a gore masha Allah waaw moo tax yàlla ne mu ne yonte bi ne jëfi doomi aadama yépp pour moom la yàlla ne yëfi doomi aadama yépp pour moom la waaye or suma bos la te maa ko feyal suma bopp waaw wa ana ajizi bihi waaw ba tax na li moo feyal boppam yàlla waxut kenn ci payslip bi lu fa nekk waaw xam nga tey su dee yow yaay suma pay master bi ma ne la all right fayal ma staff bi yow di nga xam ñaata ngay fay waaye yàlla ne non this payslip man may write a blank check based on your intentions and your sacrifice ba tax na li tax ma duggoon foofu rek mooy nañ realize soo ooree bu dee métti na jàppal bés bu gën a métti ci yow ci weeri koor bi jàppal ne bés bu nekk am na ñuy dunda loolu léegi yow ñaata bagage nga sànni ñaata yére nga am yow nii dut ñaata dàlla nga sànni ñaata ci bagage ñoo nekk ci fridge bi yi ngi dee sànni waxtu bu nekk am na ñi nga xam ne ñoom géej ne ñoo naan meew ci biir tii not because amuñ ko waaye it's a waste of money pour ñoom xaalis bu ndaw buñ am bala ma koo jënda meew mbuuru laa ko jënda te xaalis bu ndaw bi maa war a jëndee bota loolu maa ngi ko jëndaat leneen so they only live on basic needs waaw suñ néebo am na suñ néebo bi nga xam ne sori wuñ ñu sax jarut sax ma mention turi dëkk bi waaye jigéen Al Jazeera documentary mu ngi interview jigéen bi mu ngi toog amee sigeer mais ni kuy tooga mu ne ko lu nekk fii mu ne ko dara mu ne ko dara nekk waaw mu ne ko lan moo tax nga teg ko ci rontaal bi pour tooga ko mu ne ko pour na xale ñu foo ne lekkaa fi nekk ba nelaw jàppale ñun suñ nit yaa ngee dunda loolu moo tax tey nit ki war ngaa oppose seytaan ko seytaan moo laa ragalloo ne la al amin soo génnee dangaa ñàkka yàlla ne ash seytaanu ya'idukumul faqra mu ne bul ko faale waaw gis nga boo leyalee ku xiif bés penca yàlla dina la wax ne man nga leyaloon waaw
waaw boo nandalee ku mar yàlla dina la wax ne man nga fa nekkoon na lu tax loolu because ki nga ko defaloon yàlla subhanahu wa taala ne boo fa demoon di ko di ma fa fekka ndig dafa ne man xiif naa joxuloo ma nga ne ko yàlla yow yaay rabbul alamin doo xiif mu ne alamin xiifoon na boo ko joxoon ni kon man nga faa fekka waaw ba tax na sarax dafa am njëriñi àddina ak àllaaxira waaw joxe sarax te yàlla tax rek dafa nekk sabab yàlla musal la sax ci dee am unexpected death xam nga dee du taagu kenn waaye there are some expectations as far as death is concerned bi nga xam ne doo ko waajal te kenn musu koo waajal sax waaye doo ko waajal in the sense mooy dee bi dina la fekk si state bi nga xam ne du la doon gënal jullit bi nekk bugga nga sooy dee fekk li la war ci farata sa diggante yàlla def nga ko waaye mun na laa beetee beetin bi nga xam ne doo doon bugga pour deeyee noonu waaw sarax nag dina musal nit ki ci lu mel noonu ba tax na nañ use this opportunity ñu am a giving nature sooy saraxe before Ramadan wala after Ramadan soo cee am 10 xamal ne in Ramadan mun nga cee am 1000 or million because yàlla moo ko fayal boppam ni moo fayee or noonu la multiply because yàlla ni moo jëflantee jaame ci weeri koor is unusual. So try to do something unusual then in order to have something unusual. Wow. Man dama dee julli 5 times a day. Dama nafila hejna 10 rakas. That's my usual routine. Yalla ne look, this month I'm going to pay you something usual. Now yalla I'm going to do something unusual then. So the man Quran be every month once la ko de wache, then I have to do the unusual very core dina ko wache 10 times and get the unusual. So lolu bokk na ci njëriñ yi waaye bokk na tamit ci biir weer bii nii ñuy ñaan yàlla suñ soxla ak njéggal imam waaw very important waaw ñaan yàlla pour mu jéggal ñu waaw diggante nit ak nit waaw dem baalu wante waaw ñaan yàlla jéggal ñaan yàlla jàmm ci réew mi dafa am solo trop dafa am solo waaw boobu waaw comme li nga wax ni repentance tawba waaw ndik yàlla subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne towards the end of Ramadan comme the last night yàlla subhanahu wa taala dafa jéggal jaami sahaba bi kenn ne ko ya rasulallah xanaa mooy tombé laylatul qadr mu ne ko déedéet waaye nag jaadura rek ku liggéey ba waxtu wàcca jot ñu fay ko waaw ñu fay ko so njéggal is guaranteed moo tax yonent bi ne toskare ñeel na jaam bi te Jibril sax moo ñëw ne yal na yàlla alak waaw yonent bi dafa step 3 times ci jumaa ji lu yéeme and very strange ñu ne ko yaa rasulallah def nga lu yéeme tey waaw step nga ne amin step amin mu ne waa Jibril la ma dikkaloon moo ñëw ci man waaw mu def ñetti ñaan each one ma def amin waaw bokk na ci li nga xam ne moom la Jibril ñaan waaw mooy ki nga xam ne weeri koor dem na ba jeex ngir sàgganteem yàlla jégalut ko baakaram Jibril ne yan na kooku toskare yonent bi ne amin moo le halakita waaw moo le halakita waaw léegi fu yonent bi fu Jibril ñaane laa ya'asuuna allaha ma amarahum malaayka yi they don't disobey Allah regarding his commands wa yaf'aluuna ma yu'maruun and they act upon whatever he asks them to do Jibril ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën di bindeef mu ne amin ndax ñaan boobu rijat nañ ko kon képp ki nga xam ne weeri koor ñëw na ngir sàggan bañ a sàmm wanteeg frontière yi weeri koor yi waaw frontière yi yàlla ci biir weeri koor lan mooy loolu mooy nga bañ a oor te kan moo bañ a oor nekkut ku bañ a lekk rek ak ku bañ a naan rek de déedéet am na ki nga xam ne lekkut naanut waaye yonente bi ne dafa sonnal boppam rek xiif rek a fa fekka waaw mooy ki nga xam ne oor na waaye gannaaw bu mu ooree oor bi terewut koo bàyyi mooy yàlla waaw ak jow ak bàkkaar ak saag ak tooñ yonente bi ne yàlla amul soxla ci kooku mu bañ a naan ak mu bañ a lekka ba tax na lan mooy oor mooy soo demee ba fas éene nga jàppane man from dawn ba sunset timis fenku fajar ba timis man li ma éene mooy jaamu yàlla in the form of or du ma lekka du ma naan suma bët bi du lekka du naan ci naka du xool lu xaraam suma làmmeñ bi du lekka du naan du wax lu xaraam noppa bi du lekka du naan du wax lu xaraam tànka yi duñ lekka duñ dem fu xaraam dara lu xaraam cër bi du ko def
waaw ba timis jot pour rek yàlla kontaan ku def lii or nga Masha Allah. ku defut lii da nga jàppa waaye oruloo because gis nga képp ki nga xam ne feesal nga sa biir rek yaa ngi staff sa cër képp ku feesal cëram rek yaa ngi staff sa biir waaw gis nga soo ooree sa biir dara nekku fa opportunité la pour sa cër yi ñu suur naka la sa cër di suuree mooy spiritually you are full up am nga endurance pour jaamu yàlla am nga endurance pour julli am nga di zeal di commitment pour jaamu yàlla lépp li nga xam ne wareef la cër yi dafa yomba pour nga def ko waaye bàyyil sa xel ku lekk ba suur weeri koor bi jot na nga lekk ba suur timis bi sax dafa laa nekkal problème su nit ñi di naafi la nga commencé di xandoor waxtu xidang mu raw la mooy waral ñeenay it is very sad tey di nga gis nit ki if we look into it statistically di nga gis nit ki ñu ne la ok ma ne la Al Amin lan nga dee ndéegooye nga ne ma cereal lan nga dee añee nga ne ma nga jox ma whatever that is lan nga dee am pour reer soo si bés bi da nga dee am 3 meals nga ne ma waaw ñu boole yëpp wee ko mu nekk 3 kilos waaye Al Amin su bàyyit xelam weeru koor dina ñëw ñu aadaat yëpp ñu gis ne lu mu diggante ndogu ak xedda li moo jël 5 kilos la te ñu ne ñu ngi ci weeru koor is the purpose not defeated definitely is the purpose not defeated the first bidaa bi nga xam ne moo njëkk a xew mooy overeating waaw gis nga waaw lekk ba suur waaw weeru koor dañ ci war a jàngee naka la ñoo yaree suñ boppa because am nañ habit bu bon su ma ne am nañ habit bu bon man suma boppa laay wax waaw ku mel ni man rek ci nga bokk nañ try ñu ni suma waaji rek Abdou Salam ak suma manager bi suma boppa laay wax ak Daabo Kudankay ak Manjang waaw ñun ñoom du ma ne am nañ habit bu bon sax waaye man am naa habit bu bon mooy lan mooy lekka tege na rek dama lekka ndax xiif naa dinaa lekka xiifuma dinaa lekka that's number one. Another thing is xiif naa sax de waaye lekka bi is my favorite neex na ba nga xam ne man 20 kudu laa waroon a jël ma ne xaaral ma def ko 40 because xaw ma ban opportunity laay amaat pour ñu toogaat lii loolu habit bu bon la da ngaa gis kuy añ because pour moom waxtu añ jot na waaye xiifut sax waaw ba tax na yonent bi dañ ko war a roy in that ne yonent bi su lekkaan rek dafa nit pour mu lekka waaye dafa stop lekka even though mu ngi am appetite bi su ko defee mu balance waaw mu lekka li mu war a lekka nañ use weeri koor nag ku mun a or 18 hours wala 16 hours su demee ba passé war ngaa mun a contrôle sa boppa ci li ngaa lekka foo koo lekkee naka nga koo lekkee because lekka bu bari dafa the more you eat the more you do less the more you become lazy waaw di nga nelaw bu bari lekka bu bari naan bu bari nelaw bu bari and you missed out a lot waaw soo bee tax na loolu am na solo njéggal bi nga doon wax nag Lamin lu am solo la nañ jéggalu yàlla waaye nañ jéggalante wholeheartedly nag waaw wholeheartedly ne man yaa Lamin jéggal naa la for the sake of Allah gis nga balaa ngaa ñëw ne jéggal nga ma balaa ngaa ñëw jéggalu ci man dama war a wax yàlla ne man jéggal naa la yàlla man jéggal naa la soo ñëwee jéggalu fekk man jéggal naa la ba pare yàlla nag doo ko gën a gore yow soo jéggalee Lamin te ndigal la sax bu jógee ci yàlla mu ne jéggal leen te nga jéllal leen waaw jéggale te jéllale dama dee identify yooyu nag nit ki mun nga koo jéggal te doo jéllal waaw tey tooñ naa la ma ne la jéggal ma nga wax ma li nga maa wax ba pare door maa jéggal xam nga jéllalewuloo waaw ne la yow nag defoon nga lii bu ko ñaare lati lii ak lii miin nga ko jéem nga maa xas tuuti sax ba pare ne jéggal nga ma waaye ma ne la jéggal ma mu mel ni yëgu la ne sax dama la tooñ waaw nga accept ko freely without complaint without retaliation nañ jéggalante nañ jéllalante nañ soppante te bu njaaxa suñ njëf yi diggante julli ak julli yàlla dafa jéggal baakaar waaw diggante ajjuma ak ajjuma yàlla dafa jégal baakaar diggante weeri koor ak weeri koor yàlla dafa jégale baakaar so long as baakaar yu mag yi bàyyi nañ ko te yow mu óor ma ne man maa ngi dunda baakaar bu mag te am na baakaar bu mag buñ sàgganee ba mel ni du bu mag te meejo siin la mooy jow waaw ak rambaaj di wax dara waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne laa yadxulul janna mu ne du dugga aljanna anna maam e teel bi yara nga dema kookoy kan mooy ñëw na ci Lamin am lim ko wax ci sirif
pour yaaxa digganteem ak sërif waaye xam nga yàlla xool ay seet dafa ñëw ne ko yow yaay suma doomi ndey waaye yow sa doomi ndey boobu yaa ngi ko bàyyi mu ngeen naan ataaya waaye li nga ko waaj a wax soo ko waxee ataaya bi du ko jekkali ngir naxar waaw moom moo war a nangu ne you are the enemy at that time yow doo doomi ndey you are the enemy at that time moo tax yàlla subhanahu wa taala mu ne in jaakum fasikun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin mu ne e fasik e teel biyara ki nga xam ne nit yaa ngi busy di liggéey moom mi ngi busy di yàqa diggante yàlla ne su ñëwee ci ñëw si yow it doesn't matter how good that person is nit rek la noo ko fonka bu ñëwee pour yàqa nit ci yow wala wax li nga xam ne is out of the ordinary toogalaat nga seggaat ko waaw ne kii jullit la naw naa ko jox naa ko cër ngir makaama bi ma foo ne moom la am ci yàlla waaye makaama bi ma expect moom waruta waxee nii ndem dem na ba di waxee nii nag duma ko nangul waaw in jaakum fasikun bi naba'in fatabayyanu mu ne clarify confirmal waaw clarify an tusibu qawman bi jahala otherwise di nga tooñ kenn out of ignorance or a qawm a group a team or people it is directed to without even realizing waaw njëkka la reject ku ñëw ak bad news daal suspect ko start by suspecting waaw ku ñëw pour wax la lu négatif waaw gis nga jullit dëgga be fair even to those that hate you waaw ñi la ki la gën a bañ be fair to him ba pare it's not about that person you know this is still about you man kii tooñ na ma maa ngi koo jégal lu war a loolu ci biir jaamu yàlla la bokka man suma diggante yàlla raay rafetal nii waaw yàlla moo ne jéggaleel te nga jéllale yow sa bañ a jéggal kooku noonu du la yóbbu ci benn makaama ci kaw waaye boo ko jéggalee yàlla mun na laa xooy nga dem ci kaw waaw te at the end of the day ñun ñëpp tooñkat lañ yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yéen ñëpp baakaarkat ngeen waaye ku gën ci baakaarkat yi mooy kuy tuub kon ci biir weeri koor bi nañ utilize comme ni yonent bi waxee ñu baril di wax laa ilaha illallah waaye ñu baril di tuub lan la ñoo tuub mooy yàlla astaghfirullah wa atubu ilay jéggalu naa and I'm retorting to you lan ngay tuub yàlla man dafa am baakaar yi nga xam ne daf naa ko rëy na maa ngi laa ñaan nga jéggal ma looy tuub yàlla baakaar yu ndaw yi jéggal ma looy tuub yàlla yi ma tey jéggal ma looy tuub yàlla yu ma teyut jéggal ma yàlla yow looy tuub yàlla nit yi ma tooñ indirectly ma yëg ko yëguma ko jéggal ma looy tuub nga si biir istighfar bi nga def noonu don't concentrate on the numbers but the quality because Allah is not in need of quantity but quality man de fu mu nekk nii de istighfar door naa ci junne yoon ku demut fen waaw because am na ki nga xam ne mu ngee tuub te su waxee kàddu tuub bi rek dañ ko dee bindal baakaar waaw laaj ma kookoy kan mooy ku ne yal na ma yàlla jégal waaye kii ku ko gën a bon amut tu da nga tuub waaye yow da nga ubbi bunti tuub pour jow waaw foofu la nga faa jëlee dara wala am na ki nga xam ne daf ne astaghfirullah waaye fo moo ko tax a jóg moo tax dafa am benn jigéen xariti yàlla mu ne tey ñun suñ istighfar ci boppam dafa soxlaat istighfar waaw mu ne ñun suñ tuub ñu ne ko mu ne dafa soxlaat tuub ñu ne ko ci naka mu ne because tuub bi is so void is so empty ànd ta dara waaw ba tax na tuub bi ci boppam dafa soxla ñu tuubaat because loolu ñu def warut ñu waaw léegi nañ jéggalu yàlla nañ jéggalu nit ñi nañ jéllal nit ñi waaye nag buñ tooñ yàlla bëgguñ tooñ bul tooñ nit ci jëf ak ci kàddu yàlla dafa ormal doomi aadama wala qad qarramna bani aadama benn bés niw dafa romba yonente bi ndeke Jewish man moo réer ci jamono yonente bi mu jóg taxaw ñu ne ko yaa rasulallah kii du jullit mu ne waaye xanaa bokkut ci suma umma respect for humanity moo tax mu jóg taxaw ba tax na nañ jox nit ñi seen cër nañ jox nit ñi seen àqa ñun suñ àqa ñu laaj ko yàlla waaw ñu juus maam weeri koor bi dimbale nit ñi waaw am na so many activities that are going on let us be part of that waxtu bi dafa gàtta am na ñi nga xam ne ñu ngi doon séntu weeri koor right now ñu ngi ci biir bàmmeel bi neexut ba neexut al amin yal nañ ko fekkee jàmma waaye du ñëpp jullit yi oor yëpp du ñëpp ay fekkee de gis nga tey ci biir weeri koor bi nii rek buñ ooree ba léegi am na jullit yu
yu bari yu dee ñi nga xam ne ñu ngi doon séntu korité te tey man mënumaa garanti ne dinaa julli korité ndeysaan waaw ba tax na jàppal ne man dama am an energetic resolution ne weeri koor bii mooy gën yu passé yëpp ma ne la ci naka nga ne ma because dinaa make sure ci weeri koor bii du ma jow kenn ba mu jeex dinaa make sure du ma saaga kenn ba mu jeex dinaa make sure du ma tooñ kenn ba mu jeex dinaa make sure nu suma bët yi di ooree suma cëri yëpp noonu laa ooree ba mu jeex dinaa make sure lépp lu ma yàlla wërsëgal ci alal li ma ci mun dinaa ko joxe ma ne la ñaata ngay joxe nga ne ma li ma yàlla dik rek nana yaata wax lan la yàlla wax nga joxe mu ne yasalunaka maada yunfiquna qulil af Masha Allah. They would ask you ñaata lañ war a joxe yàlla ne that which is in excess gannaaw boo jëlee sa nit si li nga soxla yëpp def nga ko léegi li nga xam ne soxluloo ko su ma ne soxluloo ko xaalis bu nekk nit soxla na ko dëgg la waaw waaye xaalis bi mu ngi pile up ci banque bi nit ñaa ngee bugg a dee am na ñuy dee out of hunger génneel foofu nga joxe ko doo gën a gore yàlla dina ko replace te lii nag lu xaw a jafe la si suñ communauté bi imam suñ communauté gambien bi dafa nekk ne nag waxtu daf ñoo xaw a dab wax dëgg fa nekk yàlla waaye nag mënuñu tëj te lii moom mënuma koo ñàkk a wax imam last year bu ñu demee Gambia doon def promotion boobu noonu si affaire tourisme Interface Gambia TV dañ dajoon a foofu noonu ñu doon def charity muy ñaari boys ñu fi jógee Angleterre fii demoon Gambia just because they felt in love ak the country de Gambia demoon foofu noonu am yéene pour dimbale ay orphans am yéene pour dimbale miskin yi nekkul na dañ am waaye imam ñu ne amoon yéene last year December man time moo fa nekkee ka Interface Gambia don't promote Gambia on tourism level guys they had the intention to build one well only one well now it's May now December ba May ñii def build 9 wells imam in the Gambia 9 wells just out of 2 of these last week alone these 2 guys went back to the Gambia imam they have reached out to 8 villages and fed 1,000 families xam naa incha allah rek dina am some of the clips yi nga xam ne nii suñu amee time dinaa wax producer gi dina ko wane si lii gars yi mën update waas dee wen di Gambia pour delloo rek si li nga wax ne nii help bu ñu war a help miskin gi ak dimbale leen ñii nekkul ne dañ am nekkul ne ay millionnaire lañ waaye fii lañ nekk jógee fii dem Gambia fii 1,000 families and 8 villages la gars yi reach just 2 of them they sponsored 12,200 in the Gambia just last week alone 3 days lañ def in the Gambia last year December lañ fa dem pour build only one well pour supply water supply in Jambanjel they've covered all that areas 8 villages they have met people 1,000 families imam lu ñoo def ñun Gambian community bi te seen Gambian community bi tey pour di dimbale miskin yi nekk Gambia ak Sénégal waaw si li nga tëjee nii waaw alamin loolu am na solo torop Masha Allah mooy ci gàttal rek mooy xanaa dégga diine comme ñooñu nuñ déggee diine rek Masha Allah waaw ñooñu dañ heed the call of Allah waaw yàlla ne dafa leb waaw yàlla dafa génn di laajte kanamaa lebal ñooñu déggal loolu ñu ne yàlla pare nañ pour lebal la Masha Allah yàlla loo ñoo fay mu ne dinaa ko fulandi comme li ma wax rek at the beginning so yàlla daf ne man dha alladi yuqridu allaha qardan hasana fa yudaifahu lahu adaafan kathira who is it that would loan Allah a goodly loan and he would multiply it manifold yàlla ne kan mooy lebal nit yàlla waaw mu fay la ko multiple ñoo xam loolu ba pare yonent bi salaa salaam mu ne nit ki soo génnee sarax nga sellal ko te yàlla tax yàlla daf ko téye si loxo ndey jooram ba pare sarax boobu noonu yàlla di ko expand muy expand xëy na benn tàndarma nga génnee bu em nii wala bu teeli ndox de waaw ne yàlla yow rek dara raxu ci because tey problème bi àddina ak suñ àddina problème yi ñu am fii yëpp buy nekk sabab ju dugg safar mooy njistal nit ñi nangoo ñoo def ngir yàlla waaye nga ne ko yàlla ndox bii nu mu tuuti yow rek yaa ma tax a jóg yonent bi ne yàlla daf ko téye ci ndeyjooram mu ko expand di ko yaatal yonent bi ba fan mu ne bem em ni mountain waaw moo tax nga ne benn teen lañ façon éene yàlla gis seen éene mu xam ne ñii they are on a just cause and a good cause te yàlla subhanahu wa taala lim am daf ko joxe pour ñu joxe ko dafa bugga loxoy tàlli dafa bugga ñu tabe bugut ñu nay yàlla xam ne ñii pare nañ pour pass on the message wala li ma bugga ñu def pare nañ pour def ko ma ne jiyo min ka bori a bukkannoo waaw
ndox buy daw du tilim yàlla xam na ne ñii seen loxo bi taaleeku na kon suñ ko joxee rek ba pare ma waxoon ci verse of the Quran bu yàlla wax ne soo génnee sarax rek ti dimbale néew doole bi rek yàlla ne dinaa ko replace ñii dañ dem am éene pour benn teen léegi ñaata teen lañ def 9 ñu am loolu rek mooy woon seen éene léegi lu dem ci 12,000 people 200 pounds 12,200 pounds 12,200 pounds 1,000 families members 1,000 family members 8 villages ñooñu dañ leen war a roy waaw because tey nag islam amul frontière waaw même ku dul julit su soxleen dimbal jox ko xale yi dee dañ xiif kii mooy julit moom laa jox mu lekka kii du julit du ma ko jox islam amul loolu waaw islam amul loolu whoever is in need help them waaw rax ci dolli sa néebo waaw saka ci weeri koor bii nii suñ amee neighbors yu nekkul julit nañ leen won the beauty of Islam waaw ci naka yaa ngee togga xeet baa ngi neex demal nok ko am na right sax di fak ne ba naka la ko olof yi di waxee naka bakke na ngeen nax gémmiñ waaw di fak ne xeeñtu na xeet bu neex bi nga tooga unless su dee tooguloo mbaxal waaye bu dee xeet bu neex la dina appeal to moom nga ne ko maa ngi tooga ndax bugguloo ma may la no obviously you might not even put it that way okay waaye ñoom they go straight waaw am na kookoo wax dina rus pour wax respond waaye nga mun nga da ngaa jël package rek ne ko ne maa ngi doon tooga am lii laa la jox waaw waaye soo ko buggee question mun naa na la doy na waaye dem nga yëkkal ko ci waaw pour mu the next thing dina ko appreciate mu laaj da ci loo leen nekk nga ne ko lii weeri koor la nga introduce ko to Ramadan waaw nga yaatal ko gën koo yaatal waaye li ma bugg a wax foofu rek mooy nañ leen emulate waaw buñ nekka sondel waaw sondel wala a bulb bi nga xam ne dafa weesaare leer waaye ci ronam mu ngi lëndëm waaw suñ munee jógee fu sori diine moo leen ñor because islam amul frontière ñoom dañoo def ngir yàlla xam nañ ne yàllaa ngi Gambia yàllaa ngi Sénégal yàllaa ngi Angleterre mu ngi Asia foo dem ci continent bi yàllaa ngi fa ñu soxla ndimbal rek nañ leen dimbale te yàlla subhanahu wa taala tax bu ko defee dinañ ci am njëriñ àddina ak àllaaxira jërëjëf imam bu ko defee dinañ ci am njëriñ ci àddina ak àllaaxira kon fii la ñu waxtu bi xawoon a dab tey imam ñu ko fee bàyyi ba beneen yoon ci biir weeri koor bi insha allahu rabbi dinañ continuer di waxtaan askan bi fii nii suñu special show bi di Jollof show bi nii amal lañ ko fii nii indi leen waxtaani koor dinañ si ànd ak imam insha allahu rabbi tamit next week dinañ ànd ak imam bi te dinañ ànd ak imam Sarr insha allah moom it dinañ ko invite dinañ ñëw ñu waxtaana moom fii nii insha allah fa tabarakallah di ko nuyu waale bu baax a baax di nuyu waale communauté Sénégambie bu nekk fii nii ci Angleterre ak fépp fi nga xam ne nit mu ngi fa toog di seetaan Interface Gambia TV di ñaan jàmm yàlla wàccal ñu jàmm suñu ñaari dëkk yi di Gambie ak Sénégal di fa ñaan jàmm di ñaan askan bi yëpp jàmm ñu feebar yàlla may wér bañ jóg ak jàmm ñu jiitu comme ni nga ko waxee imam di ñaan yàlla seetal suuf seen kaw te may leen arjanatul firdawsi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh imam di la jéggalu di la baalu ak man suma ci biir weeri koor bi jërëjëf dafa am lu ma bëgg a tëjee tuuti rek laa lu ma faate mooy comme weeri koor bi ñu ngi ci biiram it has just started te yonente bi ne man saama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi mu waxaat ne man qaama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi mu waxaat ne man qaama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi mooy képp ku taxaw képp ku or weeri koor waaw ak ngëm seentu yool yàlla jégal na la sa baakaar yëpp mu ne képp ku julli naafila weeri koor bi yëpp ngëm with iman expecting reward yàlla jégal na la laylatul qadri ku ko naafila guddi ngëm seentu yool yàlla jégal na sa baakaar ma bugg a wax ne comme right now soo demee ci jàkka yi mu ngi fees step nañ fexe ñu maintain that momentum fasal ne ba balaa weeri koor bi di jot benn naafila du ma raw su ma rawee ci jàkka bi dinaa ko def ci kër gi so that su weeri koor bi jeexee yow hadis bi dina la laal yow mooy ne man naafila naa weeri koor bi yëpp yonente bi ne jégal nañ ma suma baakaar yi or naa weeri koor bi yëpp jégal nañ ma suma baakaar yi waaye buur be halfway into it nga start
ne man fu ma nekk nii de alxaram soo lokkee sax dóor safa witar yal nañu yàlla musal ci loolu. fa tabarakallah jërëjëf maam yàlla kay yokkoo xam-xam gi masha Allah fa tabarakallah di la gërëm bu baax a baax di la masawu coono amiin jërëjëf la jógloo toujours di la indi fii nii waaw ñu ngi jégalu bu baax a baax di leen gërëm rek sa taxawaay rafet na yaa Interface Gambia Sirif you guys are doing a good job xam ngeen ne weeri koor jot na you insist ne dañ war a ñëw ci weeri koor bi waxtaanal askan bi du caa génne weeri koor rek la waaye you're always busy doing what you're supposed to do as far as deen is concerned sa manager bi tam ñu ko gërëm dik moom it mu ngi la salangaari lekk rek lay def na masha Allah waaye manager bu am solo la moom lekk rek la mën a nu moo interacté ak yow he wants to see the best out from you or I mean the best out of you and lii wone ne he's a good manager mooy what you have become fa tabarakallah so ba tax na jàmm bi nga xam ne moo nekk si digganteeg moom ak yéen miy liggéey together ñu ñaan yàlla loolu sax continuer because dafa am dara lu am solo mooy ne karaama dëgga moo nga nekk ci mbaax ba pare sax ci waaw waaye tey ma def ko ëllëg ma bàyyi loolu moom jaruta ñee insha Allah jërëjëf waaye wala suma jabar bi kon nuyu bu baax a baax waaw masha Allah suma Cheikh Mahamadou Mourtada di leen nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp ñu seetaan fii si Interface Gambia nag kontaan nañ trop di leen nuyu bu baax a baax di leen jërëjëfal ba beneen yoon insha Allah fii suñ Ramadan Show bi Jolof Show jazakallah xeyr wa iyaak insha Allah. There is a land not far away where the sea meets the shore on a golden beach, where the river flows through the forest in 1,000 creeks, a place where people smile and say hello. Welcome to the Gambia, the smiling coast of Africa. Maquillage, man dama la woon yaa ngi dal sa géefaal di dox di daw yor xiir di karawaas kenn du la suul neexul ba neexul ak nga li nga sañ sa neex na li nga ma defal baax na yaa ko bëri maana sol nga sa ndoket tagadu min naa ko ci yow du ma gën su la neexee ragaju dal nga tax lu sañ say lu ki mari 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 yaa ngi may nuru mari mari solo ni ku jëm nuy di dra bul fàtte fu dëndu maquillage jongo ma tagal lay def mu soru jongo ma du sol ba nii la billaay sama jarat sama aaj nga solu mu yiw ñu ànd ma am cëru alaaji nii la billaay Interface TV. With us, the Gambia Chikau Chikanam Rek. This event is powered by Gambia High Commission London, Gold Wall Money Transfer, The Pregame Hotel, Northern Garden Services, Mr. Jamil Trawale, Jollof Flavors, Juve Hair Beauty Salon, iCare Resource, Mr. Young's Dabo, Jesse Event, Global Properties, and Suma Africa Online Newspaper. You can be me when you look this clean. I'm a classic man. Yo, this one for a blessed Gambia. The more we work together, the more we celebrate. The more we come together, the more we celebrate. Come on, let's get together. There's a place I love to be. The Gambia, the Gambia. Crazy.
Ladies and gentlemen, Interface Gambia TV is back again to recognize the fantastic work by professionally and hardworking individuals. Friday, 20th of June 2019, we will begin with an award night and a welcoming canopy, dinner dance from 8 p.m. till 1 a.m. live at King George, 713 Eastern Avenue, Ilford, London, IG2 73H. Please be there on time. We are going to recognize and create platforms within our society and give opportunity to upcoming young people. Saturday, 29 June, UK's Gambian Fashion Runway Show live at the King George 713 Eastern Avenue, 7RH with Gambian's top fashion designers and a welcoming cocktail refreshments. Come and support. See for yourself. Elegant fashion and designs from the smiling coast of Africa, 8 p.m. till 1 a.m. Sunday, 30th fashion exhibition with all the top designers and kids from Day Bouncy Castle, face painting and food stalls at the Bowling Barking Road, London, E6, 1PW from 3 p.m. till 10 p.m. It's just a one ticket for all events. People over 25 years, £35. Under 25, £25. Those under 15, only £15. These tickets are only available online for now and the offer ends May 28. For more info, please visit www.ukgambianfwe.co.uk. It's a red carpet door with a welcoming canopy. For table booking, please contact Ticket Box Office 0208 998 1007 or 07538 103 379. Interface TV. With us, the Gambia Chikau Chikanam Rek. This event is powered by Gambia High Commission London, Gam Design, Small Wall Money Transfer, The Pre-Game Hotel, Northern Garden Services, Mr. Jamil Trawale, Jollof Flavors, Juve Hair Beauty Salon, IKEA Resource, Mr. Young's Dabo, Jesse Event, Global Properties, and Suma Africa Online Newspaper.